téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Abdoulaye Cissé jiite amicale bu faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu fas yéene waxtaane tolluwaayu université ak tamit xew-xew yi nga xamante ni amoon na fi fan yi université campus social dañ koy tëj wala duñ ko tëj coow li bëri woon na trop waaye jamono ji dafa mel na mujjanteel bi solution am na loolu yëpp Abdoulaye Cissé dinañ ko forom fàccee si biir émission bi amicale yi aussi seen taxawaay violence bi tamit ca université Cheikh Anta Diop de Dakar loolu yëpp dinañ ko fas yéene waxtaane Abdoulaye Cissé maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. waaw maa ngi lay fay Grand Malick di la jaajëfal képp koo xam ne mu ngi seetaan ITV di nuyu sama waa amicale faculté de droit ak waa université yëpp di beral loxo aussi sama waa faculté mais aussi particulièrement liste Renaissance liste bi nga xam ne moom moo gën a mag ci histoire syndicale u Sénégal liste Orange Renaissance nga xam ne fa laa bokk di jaajëfal ñëpp di nuyu sama waa dëkk encore une fois waa Kell fàttewuma leen di nuyu képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Sénégal di ñaanal aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo commencé koor gi yàlla na nu yàlla may ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ci canal plus 398 TNT 15 naka noonu ak page Facebook ITV Sénégal alors Abdoulaye Cissé université dafa mel na gannaaw coow mën nañu wax ni jàmm dellu si na mën nga dëggal loolu laataa ñuy xuus bu baax. waaw mën naa ko dëggal. parce que gis ngeen ni ñaari fan yu ñu génn. ay coow mu ngi doon am ba xam naa ne fii soriwul université Grenade yi yegg si woon na fii. kon coow amoon na mais bi nga xam ni coow amoon na. ginnaaw ay nag jàmm. gars yi waxtaan nañ ñu trouver bun pour l'instant accalmie am na terrain d'entente ba xam li ñu wax ak li ñuy def naka lay dina dëppoo wala du dëppoo bu fekkee dëppoo na jàmm am bu fekkee dëppoowul aussi ñu xool naka la ñuy defee de telle sorte que li nga xam ne moom mooy intérêt étudiants yi ñu teg ko te respecté ko. alors gis nañ ay waxtaan amoon na ginnaaw ba nga xamante ni rectorat ñoom dañ doon sàkku ñu tëj campus bi kudd moom mu ni ñoom loolu duñ si dal ñoom dañ incompétent coow li bëri woon na ñuy tamit amicale yi dañ ko war a tas ndax bokk na si luy indi fitna ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ngeen daje wala tamit ngeen waxtaan gu yaa ak direction bu kudd am ay points yu si bëri yu si jóge alors gis nañ si points yi bokk na si yéen ngeen engagé wu ngir fexe ba université ku fa nekk ku fa yeewoo mu nekk étudiant ndax dañ doon seetlu ni université am na ñu fay nekk ñoo xam duñu ay étudiant université dañ fay seetlu am ñoo xamante ni dañuy codifier di héberger ñi nga xamante ni duñ ay étudiant alors engagement boobu ngeen jël est-ce que di ngeen ko mën a respecter faisabilité bi est-ce que yomb na Abdoulaye Cissé. waaw d'abord rek da nga may permettre ma wax la ñun Sénégal lañ dëkk. ay doomi Sénégal lañ. te dañu yónni université pour ñu jàng. ñu nekk aussi yaakaaru réew mi. donc lépp loo xam ne day fakastal réew mi wala day yàq deru réew mi wala deru université ñun dañu war a bokk si ñu koy xeex. donc bi nga xamee ni def nañ constat boobu ni coow li bari na am na ñoo xam ne dañu nekk université te amuñu fa benn liaison wala duñ ay étudiants donc ñun en tant que des leaders en tant que ay étudiants. di laaj seen kàddu ñu koy dénk donc suñu waru gar mooy bu fekkee am na lu jaaduwul université ñu bokk si ñi koy. teg si yoon bi ñu koy teg si raay bi donc loolu moo tax ñun d'accord nañ si li ñu d'accordul woon mooy niñ ko bëggoon a defee niñ ko bëggoon a defee mooy ni amicale yi dañ leen di supprimer tëj campus social mais quand même amicale yi bokk na si luy indi fitna si biir campus social waaw loolu dëgg la amicale c'est un constat qui est là Abdoulaye Cissé amicale yi parfois ñu bokk si ñuy indi coow mais ñu bokk si ñuy indi coow à plusieurs raisons mais quand même mën nañ dëggal ni amicale dañuy indi coow bi université mais amicale yi ay nit a ko yor waaw mais dañ seetlu violence da si am jaas yi paaka élection yi lu nekk la leen di jaral Abdoulaye Cissé waaw xam nga il faut que ñu leeral yaakaar naa ni coow lii passé ba am ku si ñàkk bakkanam ñu koy jaalee seen njabootam suñu xarit suñu frère Ismaïla Gawsu nga xam ni ñàkk na si bakkanam ki nii moo ko rey du étudiant te moom preuve yi génne woon nañ depuis 2015 nekk noonu étudiant te bokkul woon si benn amicale kon bu ñu bëggee jël coow li ni amicale yi la dañuy nax seen bopp
buñ bëggee jël coow li dëppale kook ay mouvement dañuy nax seen bopp. université problème bi wax naa ko dem ci benn télé. dafa am loo xam ne moo waral coow li il faut ñu saafara lool. muy lan même boo génnee étudiants yi. ñu dul ne étudiant yaakaar naa ne ak conditions yi ba tey coow day am parce que université dafa fees. bu doon benn nit moo fa nekk université tey fukki nit mu nga fa. donc université attanatul étudiants yi fan. université man li may wax chiffres yi may joxe dafa leer. oui daaw si moment bi jamono jii ñu toll si daaw ñu ngi ñu doon wax 100 000 étudiants. ñenn ñi di wax 80 000 étudiants nañ jël bi gën a tuuti 80 000. ren lu mu ndaw 30 000 étudiants ñëw na université. boo boolee 80 000 plus 30 000 110 000 étudiants la. kon loolu moom yow mën nga ko dëggal. non man su tuutee ba tuuti 110 000 étudiants ñu ngi université man Abdoulaye Cissé maa wax loolu 110 000 étudiants ñu ngi. mais loolu bëri na de. mais dafa weesu bëri. léegi imaginer ñooñu nekk ay ndaw. yor doole. di am ay problème du faju ñii cartouché ñii conditions yi ñuy jànge jafe ku si nekk yaa ngi ak sa problème mais doomu aadama am na ñoo xam ne dañuy am problème muñ. am na ñoo xam ne dañuy am problème génn ko. am na ñoo xam ne nag seen génne problème boobu parfois day ëppi loxo loolu moo tax de temps à autre université di am problème Ibrahima Thioub recteur sortant bi da ko daan wax ni université parfois mënul ñàkk coow. mais nag coow li dañ ko war a bannir. c'est toute la ligne man loolu laa d'accord mais ay ndaw ñoo fa daje mu fees université actuellement boo fa ñëwee 18h da ngay wax màggalu Tuuba la wala gàmmu Tiwaawan te loolu du yoon. nanu délocaliser yenn yi. même heure lekk yeeg suñu waree dem restauration gis nañ ni aussi foofu tamit rang bi dafay gudd moo tax sax gis nañ fan yi kudd aussi génne communiqué heure bi nga xamante ni moom la ñu waroon ubbi restaurant yi ñu gën ko teel a ubbi. su ko defee mën a wàññi rang yi. waaw si côté boobu damay jaajëfal le directeur du kudd Maguette Sène. parce que man damay wax man dama libre. te du ma ni nit gis naa yàlla te gisuma yàlla kenn moom moo aussi. dama nekk koo xam ni. boo defee lu bon dama lay woo ma wax la ko boo defee lu baax ma wala wax la ko gis nañ ni rang yi bari na te balaa ñu doon tijji campus bi en septembre waxtaanoon nañ si loolu ba de telle sorte que maanaam toggukaay yi ak conditions yëpp yu si bëree bëri amélioré woon nañ ko mais li may wax moo ñu dabaat ba tey nombre bi. loo defar ak nombre bi du sotti. donc ñoom aussi ñu ngi leen di ñaan bien vrai que ni aménagé woon nañ si côté comment dirais-je central. beneen restaurant boo xam ne annexe la. pour mun a contenir. bokkul ak restaurant bi nekkoon ci suuf terrain bi bokkul ba tey boobu. restaurant bi nekk ci sous terrain bi. soo ñëwee ci terrain bi jëm terrain handball ba amoon na beneen bu ñu fa defoon annexe. pour mun a contenir le surplus. mais ba tey dañu gis ni loolu contenirul surplus boobu. donc université ñun dañu am comme l'impression ni gars yi ñu ngi góorgóor ñu ngi def ñu ngi tabax ñu ngi aménager ñu ngi kii fii mais ba tey day am ay problème nii may wax yow nii dañu am problème mu ndox te ku wax. koor xam ni. day am problème mu ndox maanaam. munoo woor ba ngoon robinet yi di coupé. wala ngay ran pour mun a am ndox wala. bien vrai que kon jamono ji université da ngeen am problème ndox. waaw mais. lu tax. ndox mi moo doyul. nit ñi dañoo bëri. mais tamit si jamono jooj tamit. yàq ndox mi tamit am na fa. waaw man du ma wax yàq ndox parce que man. comme li ñu wax ndax des fois aussi nga gis. quand même ñu ubbi robinet bàyyi ko noonu man jaar naa université des fois nga gis ñu nga xamante ni ñu nuy utiliser ndox mi day xaw a doy waar. waaw xam nga loolu. ñu koy def man damay jàpp. wala loolu si comportement nit ki. waaw loolu c'est individuel. c'est individuel man en personne. ñëw naa si toilette ba taay gis robinet bu tijji ma tëj. keneen da koy def keneen. mais est-ce que loolu jaadu na tamit au moment où. est-ce que loolu jaadu na. waaw comme yow ni nga ñëwee dugg si toilette gis robinet bi ñu ubbi ko muy xel li. waaw xam nga même sax fekkee ni ñoom fayuñu ko. xam nga ñëpp bokk mais xaalis boobu. ñëpp bokk am na fenn fu mu xajoon. ñëpp bokk nu yem. oui te yarin bi commencé wul université dafa commencé sa kër ga. oui te ku si nekk je pense que ni la yare sa kër noonu ngay ñëwee université université ñëpp mënuñoo baax ñëpp mënuñoo bon. parfois aussi baax mooy tax ñu xam njariñu bon. parfois bon mooy tax ñu xam njëriñu baax donte damay woo ñëpp ci baax. parce que ay mag lan xale nekkul université. mais parfois nga gis ay actes yoo xam ni du baax am ci côté bi ñu ñëw defar loolu mais damay wax ni actuellement université dafa am problème mu ndox. problème mu ndox bi direction bi mu ngi koy. depuis quand mën naa ni depuis 2 semaines à 3 semaines. ñu ngi gas ay tuyaux nag pour renforcer pression bi. ci kaw aussi balaa ñu doon ubbi amoon na ay réservoirs. pavillon yëpp ñoo am problème ndox wala. non quelques pavillons la. quelques pavillons mën naa ni F. G D may pavillon yi nekk ci côté jumaa ji rangé boobu man personnellement maanaam ñoom du ñu am ndox carrément. wala ndox bi dafay ñëw par nànk day ñëw ko dem parfois mën na toog lu yàgg du ñëw. oui mais bi ma xam ne gis naa ko
wax dëgg fa dama jël sama téléphone ma message ko directeur. parce que dafa amoon ay étudiants yoo xam ñu ngi wër naan nous voulons de l'eau te loolu mun na dama doon gis chaque jour nit ñi dañ doon gën a bëri te mun na dem ba jéggi dayoo. waaw mun na dem ba déborder. bi ma ko waxee mu ne ma wax dëgg fa la damay rafetlu sa taxawaay mais gars yi ñu ngi ko doon saafara te bi ma woowee ki nga xam ne moom moo yor service technique Aline Faye nga xam ni man aussi parfois damay gis dara wax ko parce que liggéey bi ñoo ko bokk il faut ku si nekk loo gis baaxul nga wax ko sa morom mu defar ko le plus rapidement possible. bi ma leen ko waxee gis nañ ni ñu ngi si ba tey boo xoolee si internet di nga gis gars yi di def raccordement yi ñoom def nañ benn communiqué ndox maa ngi ñëw donc damay wax gars yi tuuti ñu patienté. donc université maanaam coow pour man wala problème. mënu fa gaaw a jóg maanaam mënu fa ndax dafa bëri. mais nit ku wax nit wax problème. cheikh bi sama doom baay ko wax nit wax problème yow sa kër rek kër gi ni mu ndawee. da ngay am problème ak waa kër gi waxatuma la ak foo def 100 000 bu ñu waxee. université ñu ni la ginnaaw commune bu Pikine su ma juumul moom moo ëpp commune Sénégal yépp nit. kon loolu Alaaji Malick. kon université ngir problème yi mën a wàññeeku. maanaam dañu war a tabax yeneen université su ko defee ñu wàññi étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk ci université Cheikh Anta Diop de Dakar. waaw man de personnellement bu nu ma jëloon ne ma dañu bëgg coowul université fay bu nu paree ci assainissement bi ñuy wax assainir université lan la ñuy def mooy délocaliser yenn faculté yi walla yenn institut yi parce que université fu mu nekk dafa nekk ci cœuru Dakar. oui avenue Cheikh Anta Diop nekk fi hôpital Fann nekk fi prolongement. Médina nekk fi ci ginnaaw Corniche Ouest nekk fa nga xam ni voie diplomatique la autorités yi aussi ñu ci bari foofu la ñuy jaar. fii aussi même avenue Cheikh Anta Diop sax même avenue Cheikh Anta Diop bi malade yeeg ambulance yi yëpp commerce bi aussi dafiy daw mais université bu amee yëngu mais commerce boobu yëpp day daanu. pays bi yëpp dañ koy yëg ba ville buñ ko buñ bloqué corniche bi dañ koy yëg. donc pour man état bi war na mën a xalaat si délocaliser yenn instituts yi wala yenn facultés yi. nombre bi aussi ñu bàyyi incha allah à partir de cette année ñu bàyyi di orienter université Cheikh Anta Diop bari lijjanti problème bu fi nekk ba pare. mais bu fekkee problème day am chaque année aussi ngay gën a renforcer yaakaar naa ni. problème kon da nga jàpp ni année bii di ñëw waruñu orienter kenn université Cheikh Anta Diop de Dakar. man loolu laa gëm. mën naa am na ñu si d'accord ñu orienter leen fan si yeneen université mais yeneen université à condition université yi tamit en même temps dafay feesaat. à condition. oui parce que bu fekkee ni man dama bokk si ni problème kenn du ko déplacer. oui dañ koy régler une bonne fois pour toutes. parce que bu ñu joxee ñu jiite c'est parce que dañu yaakaar ni suñu xel màcc na de telle sorte que problème bu posé ñu régler ko wala problème bu ñu yaakaar dinañ ko anticiper parce que gouverner c'est prévoir. donc man pour man université Cheikh Anta Diop à partir de cette année waruñu ko mën a orienter waat ay étudiants wala bu fekkee ni dañ fay orienter étudiants yi ñu def de telle sorte que numérique bi virtuel bi nañ koo renforcer jox les moyens aux étudiants les moyens qu'il faut de telle sorte que ils ne seront pas obligés di déplacer wu ba ci faculté yi pour jàng. am na solo alors Abdoulaye Cissé bokk na ci engagement yi ngeen jël ginnaaw ba ngeen gisee ak waa direction du COUD plateforme numérique jëm ci codification yi nga xamante ni chaque année dafay indi coow ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ngeen ni yéen engagé wu ngeen. léegi képp ki nga xamante ni dañ lay jox chambre nga mérité ko ba pare nga nekk koo xamante ni ku excellent nga maanaam excellence ak mérite ngeen di jiital loolu est-ce que mën na nekk. waaw damay leeralaat rek encore une fois parce que man lépp lu may wax damay wax fan la kan la ak kañ. oui bu ma ko mënul damay noppi. gis nga parfois nit ñi duñ yëg yenn yi wala dañuy dégg teel rek ni damm na mais su ma juumul juróom benn weer wala juróom-ñaari weer ci ginnaaw. waxtaan nañ lu demee nii sama PCS ki nga xam ne moom moo yor wàllum social Babacar Kébé ma koy jaajëfal bu baax. ak képp ku nekk ci amicalu fac droit Renaissance. waxtaane woon nañ lu demee nii. parce que technologie day évoluer jamono day évoluer munoo sa gestion nga ne dafay statique du dem du dikk déedéet da ngay xool la marche du monde nga ci adopté wu ñun waxtaane woon nañ lii numériser codification yi. mais damay faral di dégg ñu ni amical yi dañoo renoncer seen quota loolu mosuñu ko wax. amul. mosoo leen renoncer seen quota. mosul am man day fekkee ma réunion bu ñu ko waxee. mais amical yi seen quota yi ñaata lay toll par exemple. damaa woor. oui comme suñu jëlee par exemple. waaw amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. waaw sama koor gi laay jël seede. oui gis nga daaw bi quota fac droit génnee. sama PCS daf ma woo mu ne ma quota bi génn na kaay ma indil la kaay bi ma ne ko sa waay bu ma fontoo
man waxoon naa la ba ñuy dem campagne daaw. bi sama ay quota ak ay logement sama yoon nekku si. l'essentiel mooy képp ku soxla ak képp ku àndoon ak yow di xeex ba mu am. na nga ko jox mu dëkk. kon yow kon yow jëloo leen quota. bi gën a doy waar mooy ak quota nu mu neexee si biir université nga xamante ni sax am na chambre yi nga xamante ni dañ koy jaay. bi gën a firndeel li may wax. mooy président dañ ko doon ni président da ngay am ay sollicitation da ngay am ay nit yoo war a dëkkal am na ñu la jàppale woon ci étudiant fac droit yi ñooñu yaa leen dëkkal directement du nga am quota nangam mais man bi mu ñëwee wax ma ko dama ne ko rus naa jël quota. kon jëloo quota. yàlla mi ma tiim xam na loolu ak sama koor gi parce que man. kon mbirum jaayu quota. syndicalisme loolu yow bokkoo si. Alaaji Malick man syndicalisme. oui dama koy def xam nga lu tax. parce que dama jàpp ne daara la joo xam ni da nga fay jàng loolu jàng sa amphithéâtre ya. te man nee naa la ba ma juddoo ba léegi. palais de la république laa teg sama bët bii. palais de la république moom laa teg sama bët bii. donc mënu ma jiite réew mi waaw d'un jour à l'autre ma ñëw jiite Sénégal te jaaruma si étudiants yi kuréelu étudiants yi xam étudiants yi non loolu moo ma yitteel moo tax leneen yitteelu ma. kon amical xam nga point bi dafa am solo foog ñu taxaw fa. amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques. foofu at bi passé jaayoo leen quota maanaam jaayoo leen nekk. waay Alaaji Maalik pour mu clair li ngay wax doy na waar de man personnellement. non dama bëgg mu leer. man dama bëgg mu leer ndax nangu nga quand même que ni université ñu fay jaay nekk. nangu naa amicale yi am na ay amicale yu jaay nekk. ba dëgg fa la man personnellement. oui musuma see teg sama bët. waaw mais bien vrai que nag non même soo si tegul sa bët. mais xam nga loolu en tant que dirigeant en tant que président de l'amicale xam nga ni université ñun fay jaay nekk. non dama ni maanaam xam mooy loo xam da nga ko gis mu leer la. loolu mooy xam bu dee xam bi ma jàpp man. mais dinaay dégg man sax piégé nan ma fi daaw. 2 à 3 reprises. ah bon ni ma si naka. woo ma waxtaan xam nga gars yi parfois dañ lay woo waxtaan ba si yàgg. ñu la noonu da du gis ni daal comme yaay président sunu amical tel dafa soxla nekk dañu bëggoon nga jaay ma ko. man ñi ma ko wax yëpp dama ne leen diw ñu ne ma man leen dama leen a rus mais kon dama leen di porter plainte. parce que man caaxaanuma te ñoom ñaata nañ bëggoon nga jaay. caaxaan non chambre lañ kii parce que am na ñoo xam ne amuñu sens su codifié. oui même am na ñuy codifié ba pare codifié dama fay seeni droit ba pare jëlaat chambre yi jaay ko loolu day am ñun mënuñu ko contrôler mais dama bëgg mbir mi leer. loolu mënoon lañ ko contrôler. mais nun koy contrôler Alaaji Malick ki moom néegam université li mu bëree néeg. ki moom néegam codifié fa dem fay dëkk si néegam nga xëy di ko fa gis. jékki-jékki gisatoo ko gis fa keneen wala mbokkam da ngay ñëw naan ko moom affaire bi ban droit nga am naan ko kii ma fi gis ndiroowul ak yow wala kii dafa xees wala kii dafa ñuul ban droit moo la ko may. il faut que aussi ñuy wax li yenn. kon même sax su dul amical yi am na ay étudiants yoo xamante ni mën nañ codifier ba pare di jaay nekk. mais loolu mën na am parce que ku codifier yaa moom néeg bi Alaaji Malick ba codification yi di génnaat. xam nga lan mais jaay bi warul. non jaay bi man dégg jaay bi warul quand même Abdoulaye Cissé. Alaaji Malick. oui man nee naa la lépp luy dëng. ak jubati du ànd ak man du nduroog man du bokk ak man kuréel. yàlla xam na loolu peut-être nag da nga ma xamul rek. mais man kuy jaay ak kii man yooyu li jëntiwuma ko booy jaay jaayal te musuma wax naa la ko musuma teg bët kuy jaay dama koy dégg rek. parce que université rumeur du fa jeex. mais amicale fac droit le président de la commission sociale. oui quota fac droit bokk na si ñu gën a tuuti fac droit parce que taux de réussite si la quota bi di dépendre. te fac droit taux de réussite dafa faible. kon ñun suñuy nekk bariwul. kon ñun taluñu ay jaay ñaata nekk ngeen am. non xaw nee naa la xaw ma ko. nee naa la sama non mais en tant que président de l'amicale war nga xam ñaata nekk ngeen am. non xam nga lu tax lijjantiwuma ko. non Ablaye taxawal non même sax soo ko lijjantiwul. xam nga fekkee ni PCS bi ngay wax. muy président de la commission sociale. moom mooy gérer affaire logement yeeg. nangam sangam ak yooyu mais yow en tant que président de l'amicale des étudiants. de la faculté des sciences juridiques et politiques. war nga mën a xam. que ni seen quota ñaata la. waaw xam nga. en tant que président xam nga aussi. maanaam am naa droit aussi ni ko doy nga ma. dëkk non c'est-à-dire non même su la doyee sama droit la. am nga tamit droit moo ma ko may. am naa droit quota ñeel soxaluma parce que commission sociale dafa autonome. am naa droit ni ko. doxalal en fonction bu logement yi pare suñu amee activité liy wàcc homme de terrain dinaa xam ba xam logé na wala logé wul loolu dama koy xam. ndax logé na wala logé wul bu fekkee daf ko jaay dinaa xam foofu laay waxee. donc te man li ma gis
sama aqulaay taalaay rek moom moo tax may wax. oui fac droit bokk na si ñi ëpp ñun logé si université Cheikh Anta Diop. bañ na ko ba grève bu am homme de terrain yu ëpp élément fac droit parce que ñun dañuy logé suñu nit si campus bi ñun jaayaluwuñu. fac droit tey jii bu amee tour bi di diriger faculté bi depuis 4 ans. c'est parce que si yoon bu baax la nekk yoon bu jub. bu nekkoon si ay jaay chambre ay taf yëngal ay magu yi kon gars yi dégagé nañ ko bu yàgg. alors que man li ma yor dama koo doon. présidence bi dama ko fekk samay mag yor ko. jox ma ko te buñ si paree dañ koy jox keneen la manita comme li ñuy wax. loolu ragaluñ si. alors da ngeen engagé wu ñi nga xamante ni duñ ay étudiants ñu génne leen université ñi nga xamante ni aussi ñoom yelloowuñu nekk université ñu génne leen fa xam nga engagé wu ngeen. mbir mi tàmbali na wala tàmbaliwul. tàmbaleegul. waaw te loolu da ngeen ko def. waaw mun ko du man nee naa lu mu. mais Ablaye loolu yéen engagé wu ngeen mais est-ce que réellement di ngeen ko def. mais buñ ko xam gëmul woon université. buñ ko gëmul woon duñ ko wax est-ce que loolu di ngeen ko def. buñ ko gëmul woon duñ ko wax El Hadj Malick ñun ay mag yi jëmm leen nee naa la VAR dafa am léegi. VAR oui mooy nga wax dara nga dem quelque temps ñu génne la VAR ne yaa waxoon lii defoo ko. man dama koy daw. te déjà yéen identifier ngeen ñi nga xamante ni ñoom waruñu dëkk université ñi nga xamante ni duñ ay étudiants ñi nga xamante ni ay cartouchard nañu ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci côté yi ba pare dëkk fa te waruñ fa dëkk te am na ay étudiants yu koy yellool jamono ji est-ce que yéen a ñi recensé nànk-nànk yéen nga xamante ni waa fac droit d'abord yéen seen wàll. waaw nee naa la jamono ji képp ku la wax xam ne ñooñu recensé na leen da lay nax. ah bon waaw. loolu man Abdoulaye Cissé maa la koy wax te kenn gënu maa xam nag université. jamono ji depuis 2013. maa ngi fi yaa ngi fa. waaw te yu bëree bëri dox naa ko fa wax naa ko fa xam naa gars yi baax. man tax ma ne la ku ne la recensé na gars yi xàmmee na gars yi dafa bëgg lu neex autorités yi rek. ah bon parce que loolu liggéey la. liggéey la boo xam ni. kon day jël temps ñëpp si bokk. kon day jël temps parce que xam nga lu tax benn facteur rek mu ngi si. parce que léegi carte étudiant xaaral ma expliquer loolu am solo lu gars yi di fàtte. carte étudiant. pluriannuel la lu mu ndaw day daw ñetti at. étudiant bi mën na am carte étudiant carte si. oui est-ce que boo ko jàppee carte étudiant bi mu yor carte étudiant bu baax mën nga ni ko yow amoo droit nekk si université bi parce que carte étudiant mooy firndeel ni étudiant nga. léegi imagineel bu doon def at bu nekk ñu am carte yu bees vite fait da ngay xam kan mooy étudiant ak ku dul étudiant. yaakaar naa ne aussi campus social ak campus pédagogique war nañu mën a harmoniser seeni position d'abord. ñi identifier ki nekk étudiant depuis campus pédagogique topp ko ba ci campus social. kon autorités yi am nañ ci responsabilité. mais pourquoi pas parce que autorités yi man. ngir ñu mën a identifier exactement kan mooy étudiant. personnellement jàpp naa ne autorités yi bu ñu doon def carte boo xam ne pluriannuelle la dañ ci jublu woon lu baax mooy carte yi dafa cher. production bi dafa cher mënuñu chaque année ñuy produire des cartes université Cheikh Anta Diop li ñu fay orienté dafa bëri kon nouvelle orientation yooyu pour nga amal leen carte rek day jël temps xam naa ne loolu moo leen indi woon pour ñu def carte yi pluriannuelle. man bu ma amee beneen bi ab carte yi tàllal basang la tuddoon. mooy basang bi bu xaw a. dëpp waaw mooy bu def nii. léegi mu nekk carte boo xam ni dafa am puce. man bi ma ko amee defe naa 2017 ba 2021 amaatuma carte boobu carte mooy dem ba tey. tey jii même bu ma nekkul woon université ren su ma ñëwaat damay dugg parce que carte laa am. kon aussi réflexion bi il faut ñu jëm ko foofu. bañ a wax naan nii ay taf yëngal ay loolu nan ko bàyyi bu fekkee dañu bëgg a defar université nanu woo. képp koo xam ni xam nga université di ay amical ñu waxtaane ko. ñu juboo ci ay kàddu ñu xam ne ñun ñëpp ñooy endosser la responsabilité li may bañ rek mooy ay profito ñi nga xam ne dañuy profito ñëw di wax loo xam ne xamuñu ko. quelques mois ñu indiwaat ñu ay problème man loolu laay bañ. alors dañ seetlu ni léegi université gis nañ pavillon yi su weesoo sax même porte bi muy grande porte am na ñu fay taxaw di wàllu kaaraange ji di xool kuy dugg ak kuy génn nga wane sa carte d'identité wala tamit sa carte étudiant pavillon yi aussi naka noonu am na ñu fay taxaw kuy ñëw di yéeg ñu xool ndax yow amee nga carte wala yoroo carte mais le problème aussi mooy ñi nga xamante ne fekkee ni dañu loger te nekkuñu ay étudiants na nañuy def ba accéder ci pavillon yi. waaw xam nga sànq yow tontu nga sa bopp. ndax da nga ni carte d'identité. oui carte d'identité yaa ko wax. waaw mais ku nekkul étudiant sax mën nga am carte d'identité. mais est-ce que tamit jotul léegi. ñu def comme yenn service yu ñuy def soo présenté woo sa carte d'identité. nga bàyyi ko ci porte bi. léegi bu nga dugg. nga bàyyi ci porte ñu bind heure bi nga dugg. waaw léegi imagineel tey jii.
koo xam ne day dugg lundi soir du génnaat ba mercredi wala buy génn beneen porte ba lay jaare porte ginnaaw nan lay defaat ba ñëw jël si carte d'identité am. kon mbir mi neexul lijjanti. mais mbir mi neexut a lijjanti Alaaji Malick xam nga toog nii rek. toog mbir mi neexul lijjanti par exemple. ak seen toog li ngeen waxtaan yëpp ak solution. point yi ngeen abordé yëpp waxtaan amagul. oui waxtaan. mais maintenant pour solution am. oui non waxtaan yooyu du waxtaanu maanaam solution déplacer problème bi la wax naa la ko sànq nee naa la waxtaan yooyu pour problème bi blocage yi am léegi nii. kon mbir mi ñu dindi ko la. oui ba jàmm am pour l'instant akal mi laa koy tudd. mais dalal mbir mi pour jàmm nag définitive am sa waay dafa laaj waxtaanu ñaar ba ñetti fan université kenn du ko waxtaanee ay heure de 2 heures de temps nga ni waxtaan naa université ku la ko wax dee ko xamoo université. te ñu si bëri ñu ngi si biti di wax xamuñu université keroog déglu naa la ministre Zator Mbaye la xaw ma muy wax ay pavillon des mariés ba si revenir à ren pavillon des mariés amatul mariés yi dëkkatul université. PM yooyu pour l'instant sax doon ko tëj. mooy PM4 ak PM5 ñi nga xam ne ñoom noo amoon Covid bi ñoom lañ fa doon faj di leen fa kii ba seen évacuation jot ñu évacuer leen wala ñu faj wala ñu wér ñu dugal leen feneen. donc dama bëgg kuy wax ci biti aussi ngir yàlla war a suuli boo xamul université noppil. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Abdoulaye Cissé président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop de Dakar mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74. alors Abdoulaye Cissé jamono ji nga xamante ni fitna nemmeeku nañ ko ci université bu Ndakaaru yéen doon waajal seen élection amicale yi. gis nañ élection amicale yi moom mën nañu wax ni lu nekk la leen jaral lu nekk. la leen jaral gis nañ ay fitna gu doy waar yu si faral am mais élection yi jamono ji dafa mel ni foog ñu puusaat date bi. waaw élection yi comme li ma wax rek. bu ñu toogee recteur keroog nee nañ ko ñun suñuy élection la na bëgg. parce que man mi di wax ak yow dëgg faa la. mais recteur moom dafa gisoon ni. amical dañ ko war a tas. danoo juum dañu juum. conseil restreint la du recteur. waaw conseil restreint way bu rectorat. gis nga man wax naa nee naa lu may wax rek damay yor preuve bi wala ma noppi. gis nga document bi. conseil restreint moo indi production document bii. xam nga lu tax. ñoom c'est ay propositions conseil restreint daaw si même mois avril bii moom moo fi indi woon cours en ligne yi soo juumul war nga ko dégg. cours en ligne yi fi indi woon coow lu rëy waaw te bi muy def cours en ligne yi bi mu koy proposé consulté wul étudiants yi mu indi woon fi coow lu rëy ba finalement cours en ligne yi ñu teg ko si suuf si lañ signé protocole d'accord bi. bii sama signature la ami Abdoulaye Cissé yaa ngi koy gis nii. protocole d'accord boobu moo indi woon jàmm ji. kon yéen lu ñu leen boolewul du sotti. mais nu muy sottee nan nga bëgg a defee ay baax pour ñun El Hadj Malick tàggu woonu yëgaloonu nga ñëw rek indil ñu mais bu nu neexul dañ naan la neexuñu ñun nag ay xale lan mais am nañ fulla ak fayda de. te situation bi noonu la demee si proposition yu jot am jëm ci wàllum campus social ak amical yi. waaw gis nga étudiants yi bu ñu tegee seen ñu leen di représenté ñu nekk seen i njiit c'est parce que xam nañ ni yaafu suñu quoi. duñu ay ragal duñu ay tàppet du loo jël la xëpp ko suñu ko ñu toog bàyyi la conseil restreint bi nee naa leen da ngeen a juumati damay tooñ sax naan dañuy juum chaque avril la ñuy bañ. ah bon waaw parce que boo jàppee ni tëj université du sax tëj université. campus social mooy tax coow li fay da ngay nax sa bopp. ah bon boo jàppee ni supprimer amicale yi moo tax coow li fay da ngay nax sa bopp la preuve. oui koo si toggal muy recteur muy doyen muy ministre même le président de la république day yónnee di sant amicale yi loolu man maa la koy wax tey même le président Macky Sall. day yónnee message pour rafetal liggéeyu amicale yi. doyen yi ñoom aussi reconnaître nañ ni constaté nañ ni bu amical amee la jàmm di ëpp ko bu amical amul. ah mais amical yi quand même mais amical day amical yi am na ay fitna. waaw moo tax man la ku xamul université rek ay jaas yi ñun demee ba temps yële tamit ñu fekk ay jaas yi si ay néeg ak yooyu noonu. xam nga dafa am ay amical université gis yàgg nañ gis ay élection amicale ay jaas yi di génn. nee naa université ku ko xamul. da ngay wax loola neex rek. parce que lépp boo université dafa am ay mouvement. oui mais Ablaye Cissé man jaar naa université. waaw xam nga tey boo bëggee mais yàgg naa gis. waaw ay élection amicale. ay paaka di génn ak ay jaasi di génn. waaw xam nga yow temps ba nga fa nekk woon loolu jàll na. El Hadj Malick temps bu yàgg. lu amatul xaaral ma wax la li fa am léegi. déjà yow ba nga fay nekk. vote bi physique la.
xam nga vote bi da doon raa di dugg di voté. Oui. léegi vote bi électronique la. jaratul ngay déplacé wu mun nga toog sa kër kel. voté. waaw mais da ngeen di campagne numérique la mais da ngeen di campagne bi jotewul ak dara ba tey loolu. waaw mais ba tey da ngeen di campagne. léegi xam nga campagne bi day mel ne sax campagne électorale ci wàllum politique campagne yi des fois ñaari. parti wala yooyu wala ñaari amical mën nañ daje. waaw fac droit man moo fac droit laa xam. oui. ñeenti at yu ñu génn astafurlah ñaari at yi. gis nañ ni jàmm mu ngi fay dellu si bu baax a baax xam nga lu ko waral. parce que non seulement vote bi léegi électronique la mais ñun ñëpp ay xarit lan te ñoo bokk faculté ba man opposition bi dama fa bëri ay xarit lool. bien vrai que parfois xol yi kii xët-xët am ñu jàppante warante mais fa la yem. ñun fac droit ñu ngi sant yàlla. te je pense que ni si dynamique boobu lañ war a bindu parce que bu fekkee li ñu wax dëgg la ñun ñëpp fac ba moo nu tax a jóg. te ku si nekk da nga am sa idéologie bokk si benn liste wala bokk si benn coalition. loo boo gañee aussi mënoo liggéeyi feneen fudul fac ba kon bu dee dëgg la coow li war nañ ko tegee de côté. mais man loolu laa gëm. est-ce que université waroo leen gën a insister si ay débat d'idées à la place de la violence. débat d'idées weesuwul nga woote sa mbokku étudiants yi yaa ngi gis document bi. oui. document bi buñ koy produire. dañu jël 48 heures dem hôtel Terrou bi woo képp kuy président commission sociale ak président commission pédagogique. université Sénégal yëpp. yaakaar naa loolu débat d'idées weesu ko. boo xoolee lépp luy problème mu université mu ngi ci document bi lépp luy problème laa wax de. université. mu ngi si document léegi saafara gi rek moo des. saafara gi moo des dama si profité di jaajëfal ki nga xam ne moo nu financier lekk géeg naan gi ak hébergement bi muy sama xarit sama waay Dora Gaye ak Ablaye Diagne ñooñu awma seen fay quoi man personnellement maanaam relation personnelle la boo xam ni mënuma leen ko fay parce que ma personne lu nekk dégg nañ ko si te taxul ñu bàyyi ma quoi. mais amical yi comme suñu jëlee kaawu amical bu faculté des sciences juridiques et politiques amical yi. lu tax mu jaral leen lu nekk xaalis bi la wala. amical amul xaalis. amul xaalis. loolu. man maa koy wax. amul xaalis. déedéet. ak rayante gu si am yëpp. amical amul xaalis. xam nga amical lan la lay jox. lan la lay jox connaissance. rek. mooy li ma la wax. am na ay avantages quand même. waaw mooy connaissance bi am na ay avantages. waaw xam nga mbir mi si sama gis-gis waru yam rek si connaissance Abdoulaye Cissé. ndax amical yi gis nañu aussi yenn privilèges yi. ak tamit yenn tamit instance de décision yi. mais amical amul privilège. anamu wax nga ko. mais chambre yi rek non mais chambre yi. seen chambre quota yi ngeen di am wàllum codification su amee. waaw loolu aussi gis nañ si taxawaay bi nga xamante ni amical yi moom nañu am. mais Alaaji Malick. oui mais boo dénkee nit ay ndombal tànk. da nga koy bàyyi muy fanaan si mbedd bi. non man waxuma tey bu ma la dénkee ndombal tànk. non waxuma la xaaral ma leeral. bu ma la dénkee ndombal tànk. bëgg ndombal tànk yooyu nga accomplir ko avec comment dire minutie avec rapidité mais il faut ñu teg la dans de bonnes conditions. dans de bonnes conditions. conditions yooyu jox leen ay chambre yu doy ba pare jox leen xaalis wala non kenn jox ñu xaalis du chambre yu doy encore une fois. du chambre yu doy du xaalis parce que bu doon. chambre yu doy kon amical yi amul xaalis. non amical yi budget la am. waaw budget bi ñaata par budget exemple boobu non ku la wax budget bi nangam la da lay nax. ah bon man maa la wax loolu. lu tax. sama doyen de faculté. mais budget bi lu tax kenn mënu ko xayma ni budget bi nii la toll. sama doyen de faculté. oui. ma koy jaajëfal le professeur Alassane Kanté. ak CSA Mamadou Moustapha Niane di rafetlu seen taxawaay si jéego yu ñu def. gis nga amical dafa am lu muy doxee moo tax ma la ñu bëri ñu ngi wax di bàkkaaru amical 5% la am si inscription bu chaque étudiant. oui. 5% yooyu. mais loolu xaalis dafa am comité de gestion des droits d'inscription pédagogique. oui boo xam ne moo ko géré. li may wax nii sama doyen mu ngi may dégg sama CSA mu ngi may dégg. ñaari yoon dem nañ ci doyen bi ni ko dañu bëgg comité boobu donte teg nga ko ñun wax na la suñuy représentant ci comité boobu dañoo bëggoon ñu réunion ñu xayma ñaata lan am ba tey amagul moo tax ñun xamuñu ñaata lan am léegi nan la ñuy génnee xaalis mooy activité. activité ngay bind budgétiser ko maanaam motiver ko. dugal. mais xaalis yu tegu seen loxo. waaye mais xaaral ma la. oui. suñu bindee. dugal doyen étudier ko xool faisabilité bi xool ba xam lu ñuy laaj ak lu ñu bëgg a def yenu na maanaa en fonction moom lu mu ci mu bind xaaral Ablaye Cissé xam nga nag xaaral ma ñëw bàyyi ma yeggale waaw naa la bàyyi nga daaneel bàyyi ma yeggale dina am solo trop parce que peut-être yow xam nga mais am na ñu xamul su bindee signé jox ACP
ACP woo ñu téléphone jox ñu chèque ñu yóbbu ci banque ba. mais mu defal ñu virement. oui suñu defalee virement ñu financer suñu activité noonu la amicale yi di génnee xaalis. mais xam nga man la moo ma jaaxal. Ablaye Cissé. mooy tax dañ seetlu ni amicale yu nekk ci université Cheikh Anta Diop de Dakar. président de l'amicale rek maanaam moom nekkinam rek dafay wuteeg ak étudiants yi. maanaam président de l'amicale bi. condition yu muy nekk du bokk ak yeneen étudiants yi ni muy nekk. président de l'amicale bi aussi soo ma nee xaalis du tegu si loxoom man daf may jaaxal. wax ma xaalis fan la tegoo si loxoom kon. xaalis dafay tegu si loxoom daf may jaaxal ma nee naa la nit lu muy wax. war na mën a wax non c'est-à-dire kii ou et quand non dama bëgg. comme xam nga fu muy tegoo si loxoom. wax nga fu muy tegoo si loxoom. man soo ma nee président de l'amicale. waaw du yore xaalis daf may jaaxal. wax ma ban disposition. si texte yi registre amical. moo bind non peut-être ñun xamuñu ko peut-être yaa ngi si mais xam nga lu ma jaaxal mais. waaw xam nga boo nee peut-être rek wóoru la yaa ngi si jiixi jaaxa de un même sax au-delà même du président. mais bureau bi même ñu fay nekk. da nga leen di xool xam ne ñii dañ aisé. c'est un constat qui est là man li may wax étudiants yi. oui parfois étudiants yi dañuy critiquer man leen ku baax ñu ne man dama sant yàlla balaa may nekk étudiant. oui parce que koo xam ne tey jii sommet France Afrique décoré na ko. man laa wax président. mun naa la génneel preuve yi nga gis. sommet France Afrique dama bokk si ñu ko décoré. carte baa ngi nii. oui. liiral. koo xam ne depuis 2013. mu ngi si société de décoration entreprise. lu mu néew journée ñu koy fay 10 000 francs. lu mu néew journée. am na ñu may déglu xam na li may wax. kon yow su ma la déggee bu baax di jaay yor sama entreprise bopp bu baax quel business yow dundoo si étudiants yi dundoo aussi si xaalisu amical xaaral ma yeggale xam nga carte baa ngi noonu intendance du palais de Bamako nga si gis noir sur blanc bu ma ko temps bi ma dinaa la woon ay photo journée bi lu mu daw nan ma fay 10 000 amical moo tax ma pose ko amical moo tax nga pose yoroon sama entreprise quel business center di jaay ay téléphone ay accessoires ba tey étudiants yi bëri leb ma samay téléphone fay ñu ma kon man am naa lu ma suturloo xam nga lu tax nee naa la ba ma juddoo ba tey yàlla daf ma may may sant yàlla jom may liggéey dama mais lu tax nag amical yi dama si liggéey ba sonn mais lu tax Ablaye Cissé amical yi jaral leen lu nekk mooy li ma la wax sama njëlbeenu émission nee naa la ba ma juddoo ba tey palais bee laa teg sama bët mais palais bee yow Alaaji Malick mënoo tëb nag nga nekk yambar rek ñu jël la teg la si palais ba di nga entraîner di nga jàng di nga diriger Alaaji Malick yow tamit nag maanaam jamono ji palais bi ngay séentu kese moo tax ngay nekk di tëb di dal nii waaw parce que nag di tëb di dal yàlla moo lay nattoo dara man yàlla moo ma nattoo jiite dama ko bëgg parce que damay gis ay affaires yoo xam ni war naa see mën a jàpp waaw Ablaye man ba léegi convaincre ma c'est vrai li nga wax yëpp am na solo mais li nga ni amical yi xaalis yu tegu seen loxo man loolu dama ni foo gis mais Ablaye man loolu mënul dugg sama bopp foo gis dama ni oui maanaam tey ji yow Alaaji Malick am na loo xam ne jarul amical pour nga mën ko oui tey ji man par exemple Ablaye Diagne kon nit ñi Ablaye Diagne Ablaye Diagne ak Franck Dadi Diatta tey jii bu dul amical mën naa am problème mu 100000 moo leen ni leen 100000 laa bëgg parce que seq nañ ko sama xarit Dora Gaye PDG sekk na loo xam su ma ko woowee man ko 500000 laa bëgg. mu jox ma ko. ay étudiants dañuy am problème bi gën a dee. ay étudiants dañuy am problème. ma jàpp seen loxo ba si moom mu faj seen problème. mais xam nga soo ma nee yow soo gisee ngay tëb di dal nii. dëbb ma di dal de. waaw non. xam dafa lay sànni wala xew. voilà ngay tëb di dal. mooy sa bët yaa ngi ko teg ci. palais de la République waaw. mais dooma ni ma ñeneen ñi aussi yeneen amical yëpp président yi tamit loolu lañ bëgg. mais xam nga objectif yi ak ambition yi bokkul. non xam nga Alaaji Malick moo tax man la yow soo ma nee amical yi. yéen amul lenn lu ngeen si séntu daf may jaaxal. mais nee naa la. loolu pour nga convaincre ma si. man li ma la wax nee naa étudiant daf may jaaxal. Alaaji Malick oui. gis nga nit koo gis. am na lu ko yàlla nattoo muy jiite. amical yi képp ku sa nekk jàppal ni jiite dafa nekk si deretam. oui. ñëpp mënuñu nekk président dafa am hiérarchie. bien sûr boo leen regroupé il faut kii nekk président kii PSS kii leneen ak leneen. xam nga. mais ñun surtout la liste renaissance yoo xamante ni jaar nañ université. surtout la liste renaissance orange. ñun système Harvard lañ bëgg a instaurer université Cheikh Anta Diop. si naka mooy fii ak ñuy jóge université sunu liste mooy diriger. noonu ñu jógee université. sunu liste yi ñooy diriger les hommes passent l'institution reste moo tax ñu am R boobu renaissance. mooy renaissance waaw. nit ñi dañuy dem mais institution bi renaissance bi day des moo tax dafa am cercle bu wër
léegi nit ñooñu bu ñu génnee tey jii am na ñu nekk ba États-Unis wallaahi. bu élection amee dañuy yónnee xaalis pour jàpp si élection. secret renaissance lan la. waaw secret renaissance mooy jubal dëggal. te doo leen jaay doomu aadama yi te doo leen jaay man li may wax encore une fois boo na bëggee jaayloo nekk yaa na ko bëgg a jaayloo mais ñun jaay ñuy nekk. kon renaissance du ñu jaay nekk ci université Cheikh Anta Diop de Dakar mais boo déggee ñu naan renaissance un syndicalisme de référence loolu du waxi kasaw renaissance depuis 5 ans moo jiite faculté de droit loolu du waxi caaxaan El Hadj Malick. te pare woo leen ngir joxe affaire bi. man pare naa pour dem. oui mais renaissance. reste et demeure. loolu man maa la ko wax tey. renaissance waaw gars yi nag ñu ngi tëb di dal lu ne ñu def ko lu ñu wax ko. kon ak élection yi nga xamante ni yéen a ngi koy waajal renaissance tamit fa mu nekkoon la nekk. gis nga nee naa la élection yi. dóor yu métti la ñuy dóor gars yi. ah bon renaissance. mais est-ce que tamit yeneen étudiants yi soxlawuñu alternance. soxlawuñu changement. waaw El Hadj Malick yow daan nga fubal. yow daan nga fubal. oui comme est-ce que on change une équipe qui gagne. comme def ngeen fa 5 ans oui. xam nga daan nga fubal peut-être. xam naa ne mënoo fubal nag mais daan nga kii est-ce que dinañ changer équipe buy gagner mais renaissance. ak amical fac droit li mu def si Cheikh astafurlah faculté des sciences juridiques et politiques nit mosu ko fa def. lan ngeen fa def. xam nga bi ñu ñëwee. oui boo demee nii. ñu ngi aménager cadre de vie bi. moo tax may renvoyer toujours sama discours journée de l'excellence bi discours bi ma def. li ma fa souligner c'est la première fois amical jël société Akilee indi ko pour mu def inspection installation électrique yi ak câblage bi fac ba photo yaa ngi ak man. loolu muy soogay am. ba ma ko xamee ba tey. fac ba ma fa nekkee 2013 ba tey laa wax. oui c'est la première fois ñu indi UCG ay bulles désert dindi lépp luy mbalit. loolu yéen a ko fa indi loolu. wala kuddu yéen a ko fa indi lan kuddu faculté ba kuddu yoonam nekk fa. mais yéen a fi indi loolu. ñun fa amical fac droit. c'est la première fois ñu am cafétéria boo xam ne fu mu nekk nekkul ci domaine fac droit recteur lañu waxtaanal mu yërëm ñu may ñu ko cafétéria ba mu nga fa. étudiants yi ci kii suñu cafétéria fa mu nekkoon dañ ko dindi depuis 2015. depuis 2015 ñu ngi topp ci ginnaaw cafétéria. pavage yi depuis 2015 ñu ngi koy topp boo demee fac droit gaa yaa ngi koy pavé. boo demee di nga fa fekk ay armoires yoo xam ne système de clim mais ñun la El Hadj Malick ay armoires yi nga xamante ni. pour climatisation bi la salle yi dafa tàng jër étudiants yi di ko wax benn profu TD du yeggale TDM ndax tàng mais fac de droit. waaw chapiteau bi nekk foofu mu ngi fa ba léegi. chapiteau bi damay profité di si wax. mu ngi fa ba léegi. mu ngi fa ba léegi. dama ne foofu dafa mel ni mu ngi tàng ba tey. dafa tàng foofu laa bëgg a ñëw sax di wax ni autorités yi nan bàyyi ñu leen di saisir sur des questions yoo xam ne ay détails la. ñuy bàyyi ba muy ëpp doole. foofu chapiteau yi L2 yi ñoo fa war a def cours. dafa tàng ba kenn mënu fa def cours ba pare amul micro. nan nga mën a jëlee par exemple ay 1000 personnes 1500 personnes di leen defloo cours foo xam ni tàng na ba pare mënul am micro. yooyu amul micro mais amul micro. te étudiants yi duñ dégg. non mais duñ dégg te tey rek lan ne ma suba dinañ grève te buñ grévé fii ñu ni non étudiants yi wàccati nañ te wax nañ ko képp kun ko war a wax réagir. mais grève yi nag aussi war ngeen ko bàyyi de surtout yàq bi nag yàq bi xam nga lan la non yàq bi. il faut ñu jox ñu ngeen baare université Cheikh Anta Diop de Dakar. baare corniche. di sànni ay xeer di sànni ay oto ñoo xamante ni seen yoon new si. loolu tamit vraiment war ngeen joxe bon exemple quand même. loolu lu ma métti la parce que commissaire point E ak commandant bi. oui dañuy am ay problème si étudiants yi ñu réglé ñu ko vite fait. parfois sax day nekk au delà université ailleurs ñu réglé ñu ko kon man jomb naa ay étudiants di jàkkaarloo ñoom parfois ñu gaañ leen loolu dama leen si maso loolu bëgguñu ko mais ñoom tamit nañuy wax kilifa yi ñuy def li ñu war a def. imaginer chapiteau boo xam ni maanaam matul dara. à peu près ñaata étudiants ñoo fay nekk. lu mu ndaw 1500 étudiants dañ fa nekk ba ay 700 étudiants lu mu tuuti. amul climatisation tàngoor bi. ak mais amoon na clim quand même. mais dafa yàqu. parce que entretien bi baaxul. micro yi baaxul. mais micro jarul dara. te buñ génnee fi li ñu yàq ëpp na micro grenade yi gars yi di dóor boo boolee xanaa ñeent nga am micro. waaw mais il préfère loolu. grenade yi de am na yu si jar ay. beneen problème aussi mu ngi fac droit 45 000 55 000 wala. beneen problème bu rëy mu ngi fac droit. mooy étudiant master yi. ñi nga xam ne nanu nekkoon licence 3 daaw. war a dem master ren ba léegi seen sélection yi génneeguñ ko. ba léegi def nañ benn collectif. lu tax retard bi am. ñëw gis ma parce que nee nañ ministre bi moo bëggoon a xoolaat système bi sélection yi xoolaat critères yi mais aussi bourse yi mu leen di octroyé. ñooñu def nañ benn collectif keroog génnoon nañ ñaxtu ñëw nañ gis ma may leen dinañ si bay suñu waar. ñooñu ay étudiants la étudiants yu méritant yu xar seen tànk tubéy ba am seen licence ñooñu dañ leen a war a encourager teg leen si yoon sélectionner leen
teel leen a jox cours yi ñu accumuler ko mën a def seen examen donc ñooñu ba tey sélection bi génnul te loolu du yoon. je pense que ni fii ak suba wala ginnaaw suba war nañ mën a afficher liste sélection yi bu ñu jugee foofu université Cheikh Anta Diop nga ni master yi 1800 bourses nga leen di jox. loolu caaxaan la parce que daaw ñun bi ñu fi amee problème boobu foog lettre kese. 3000 master ñu ngi fa woon. 3000 3000 daaw. 3000 ñun si ràññee ak waxutuma laa nag ñi nga xam ni dañ leen a fàtte. 3000 nga ni yow master yooyu kese 1800 bourses nga leen jox loolu caaxaan la def nga sa sélection képp ku nekk master jox ko bourse. mu financer ay recherche am nekk dans de bonnes conditions pour étudier def cycle master am buy wuti liggéey mu wuti liggéey. buy defi doctorat mu defi doctorat kon étudiant master yooyu maa ngi leen di masawu si retard bi. di wax nañu afficher le plus rapidement possible. Ablaye Cissé amoon na sax yeneen point yu ñu waroon aborder mais malheureusement simili yi jeex na. benn rek sa dernier mot jëm ci wàllum violence bi ban appel ngay lancer étudiants yi su ko defee violence bi ak tamit gànnaay yi nga xamante ni jàppoon nañ ko fa temps yële loolu ñu mën ko éviter si biir campus bi. waaw man li may tëjee mooy di sant étudiants yi. si wóolu bi ma wóolu jox ma seen dénk ma seen kàddu. beneen bi mooy di ñaax rek sama mbokk étudiants yi encore une fois. di wax ni Sénégal yëpp teg nañu bët. donc di ñaan ñu wàññi privilégié waxtaan te lépp luy ay xeex ak ay armes ak yooyu ñu génne ko fa. te bu fekkee ni comité bi gars yi war a teg nañ ko. maa ngi ñaan étudiants yi ñu coopérer de telle sorte que coow du fa am te lépp lu nekk lu woon si yoon. ñu teg ko si yoon maa ngi jaajëfal képp koo xam ne mu ngi doon déglu ITV di jéggalu si kàddu yoo xam ne neexu leen te xam ni bu baaxul it sama nite la parce que nit matul maa ngi leen di jaajëfal yow tamit El Hadj Malick di la sant ak caméraman yi ak techniciens yi yëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di la jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Abdoulaye Cissé président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru si réalisation bi Ndiaga Seck moo si nekkoon Iba Mar Sène jëm ci wàllum nekk si wàllum son bi Youssou moo nekkoon si décoration bi Mafal Fall nekk si caméra bi mbokk téléspectateurs yi amul seen fay di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.